Ablaye Diop xam nga salaamaaleykum maa ngi nuyu auditeurs yi bu baax a baax damaa sant yàlla bi nga xamee ni ñi nga bokkal plateau bi di liggéey ñëpp yéen a bokk li nga xam ne moom ngeen gëm bokk ki nga xam ne moom ngeen gëm ñun ñëpp Serigne Bamba lañ gëm mais gars yi dañ maa gis ma jàll beeg leket beeg yooyu naa ma incha allah dina mat may leen waaye yéen dina mat gi ngeen bëgg a jàpp ba kañ xanaa da ngay jëlul jàpp dina mat ñun ñëppay màggale de waaw xam naa ko mais man mi déglu ma ni ngay màggale yóbbu kër maam Thierno noonu lay màggale yóbbu kër sëñ Bass la bëgg ma jox la li ma yóbbu kër sëñ Bass ban daal yéen fa ngeen jëm waaw am na ay terrasse ak ay kër ak ay ku la ko wax yooyu yëpp am na fa ku la ko wax ñun àll ba leen jëm waaw àll ba yéen da ngeen a war a wàññi da nga xam fu ñu jëm yéen da ngeen a war a wàññi ci li ngeen xamal fi nga jëm rek te yow Cheikh Bass dimbali na la nu ma dimbali yow Serigne Saliou dimbali na la waaw ñun dañoo bëgg borom daaru dimbali ñu dimbal du dimbal du kii de kon baax na ni ñu gën a dimbalee rek ñi yow borom maam Thierno dimbaliwul lu borom xam-xam ba wax waaw ba Bambey dem ca géej gi waaw Thierno la dénkoon waaw jeex daaru rek la ko dénk de waaw ak la yor daaru ak lépp mais kees yaag banque yaag lépp xam nga sëñ bi amul woon poos yàlla baax na daal jàpp ko foofu rek yàlla baax dina mat ku abaa ñëw di màjjal ne ko waaw ba Bambey dem ca géej ñu ngi ziar maam Thierno bu baax baax ñu ngi ziar naka mu ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar Ndiaye di ziar ñiy déglu ñëpp di leen ñaanal jàmm rek te di sàkku ci ñoom jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci biir kër yi def jàmm ci bërëbu liggéeykaay yeeg mbedd meeg poos yeeg fépp rek def jàmm ci xol yi waaw yàlla na yàlla yokk jàmm ci xol yi waaye Ndiaye jàmm ci xol yi baax na de am na solo de waaw yàlla na xol yi am jàmm te jàmm xol yi féex xol bu féex neex na de très important waaw xol bu féex ni nit ñi di fexe seeni xol di féex bu kenn di nangu ñuy nit di tàngal sab xol fexeel sab xol di féex fexe ko rek nga xool maa xam nga dara baan waaw ku la ëpp li muy féex wala ku la ëpp lu muy bég mbaa di kontaan moo la gën a wér moo lay gën a gudd fan moo la fi gën a yàgg waa kay waaw man nag dama dul nangu kenn di xatal sama xol wala ngay tàngal sama xol damay nag soo ma fekkee rek maa ngi jéem a sama xol bi féex waaw ñaaw naaw lool waaye sama xol a ngi féex moom bàyyi loolu waaye bàyyi loolu soo waxee loolu sama yaram bi day daw luñ koy daw mais dëgg la loolu du bu daw bàyyi loolu xanaa xamoon ni rafet ci xol la xol bu féex ki la ko gën a féex la xol rek kookoo la dàq rafet du ci Yacine Pouy looy seytaane nga non rafet du ci kanam doo rafet du ci kanam rafet ci xol la borom xol yu féex yëpp am na solo am na ñu nekk ci àjjana ñu ngi lay ziar Ndiaye am na solo maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax xoola Ndiaye da ngaa rey yaram bi nee naa la boo ne ay man damaa ñaaw mais sama xol dafa rafet rek nit ñi seen yaram yee dee bon loolu waaw mais loolu ci la bokk non kanam gi xam nga kanam gu ñaaw ak xol bu ñaaw du garaawul garaawul kanam gu ñaaw yooyu yëpp garaawul ñun ni ñu mel nii boo nee yow fii xam nga fii nga koy waxee li ñu nga saa waxee booy bu il est impoli sa gos la Ndiaye maa ngi lay ziar biteel bi daal biteel bu ne lu mu def moom la saañ ba di xeeñ dëgg la de dëgg la kanam gu ñaaw reflet yaa tooñ tey moom yaa tooñ man lay sànni xeet aba maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay ziar bala ngay yegg ci màjjal mekk la ko tax a jóg ak yu baax yooyu ngay def may ma nuyu ñeneen ñoo xamante ñoo nekk fii ci xalaas nekk ci réew mi dafi def yu baax waa établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom gaamu vite fait yi may sàkku ci gaañ ñi nga xamante ne ji ñoo ngi màggali ni leen ko sëñ bi santaane ñu wàccoog moom yóbbu ay masque waaye nag xam nga dañoo nekk ci jamonoy nawet nañu faratal gaamu vite fait ku ko man tey dem di ko yóbbaale utal ci gaamu vite fait bi cuuraayu bant la boo ko taalee mu dàqal lay yoo am na pompe boo xam ne foo ko pompe weñ ni ñu baree ak mbóot yeeg yooyu yëpp daf lay tàqaleeg moom ñi nga xamante ne ji jamonoy màggal dañuy bëgg di féexlu ci biti nañu yóbbaale crème vite fait bi boo ko diwoo fu la neex mën ngaa tëdd yoo du la sonal établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère 77 555 11 11 wala 77 696 34 67 wala 77 441 06 38 établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère bu weesoo loolu ñi nga xamante ne ji dañoo bëgg a tukki bu jaar ci yoon duñ am benn problème amul ay toogal fii ak yaa fi def lii ak yaa fi wax lii nañu tenter seen chance ci Green Card Sénégal seet nu ñu mën a gagné Green Card mën a dem Amérique nekk fa en toute légalité mën di ñibbi te benn problème duñ ko am loolu nag ni ngay def mooy dem ci stand yi Green Card Sénégal di def nga xamante ne ji kon daanaka ñi ngi fépp ci dëkk bi foo ci dem rek moo xam fële nga xam ne moo di ca monument obélisque rond-point JVC rond-point Abbas Ndao am nañ fay stand nga tenté fa sa chance bu la yàlla mayee nga gagné ci Green Card yi ñu mën a tukki ñoo lay accompagner te li may faral di wax am na ci ñoo xamante ne ji ñoom
ay tappaleeg yooyu moo leen tax a jóg bii ma leen di wax nag doxul ci yooyu 10 ans ngi ni ñu yëngu ci loolu am na ñu yóbbu am na ñu ca gagné am na ñu ci dàq seen wërsëg 77 022 27 22 22 77 027 22 22 ngeen tenté seen chance pour mën a gagné ci green card yooyu am na solo gaamu téléphone Airfa laay jeexale ñoom di partenaire ci xalaas di partenaire waa réew mi ndax li nit ñi soxla ci téléphone bu baax dañ leen koy indil ba noppi di leen gunge ñi ngi indi benn téléphone bu tudd Halo 4 Pro nga xamante ne ji mémoire 64 giga la batterie 4500 milliampères RAM 4 giga écran bi 6,3 la ba noppi nag ñeenti écran la ñeenti caméra la téléphone bi di am double SIM 79 000 lay jar muy Airfa boobu di Halo 4 Pro nga xamante ne ji buñ la ko jaay dañ la koy garantir 13 mois mais également bu fekkente ne dafa laaj réparation ci fukki maanaam téeméeri fan yi jiitu ñetti weer ak fukki fan buñ la ko jaayee lu ci yàqu rek demal yóbbu leen ko moo xam mu dugg ci ndox écran bi toj wala lu mën di mel ñoo la koy defaraatal bu mënta baax ñu jox la beneen seen service après vente voilà moo mi ngi noonu ci avenue Lamine Gueye la nekk ku sa téléphone Airfa yàqu demal yóbbul leen ko garantie 13 mois la téléphone bi am na solo loolu mi ngi noonu Aba am na solo ay ca baan boo noppee ñu dem ci xalaas bi njëkk li mu wax waaw xalaas ba ñu ci tolof yooyu yëf yi daal gën a woyof Njaay démb dafa am benn soldat buñ fi teg boo xam dafa demoon Mali armée Sénégal moo ko yóbboon ànd ceeg ONU waaye bañ demee foofaye daal dafa amoon ay jàng yu fa amoon ci jot li ñu waaj wax daal mu daanu fa bi mu nee daanu nag dañu gën a puus daanu bu daanu lan la ndeke di jàngee dafa daanuwoon jël d'après li nit ñi wax ak moom tamit li mu wax ak li nga xam ne moom la ay yenn classe am wax ak armée léegi nag mu jëlee fa mu paralysé mu feebar ñu jëlee ko Mali indi ko hôpital principal faj ko. maanaam ay jàng moo amoon. ay jàng amoon mu dem ca. yëf yi dugg ko. voilà mais nag mais nag xam nga dañ leen ne autorisé pour ñu dem. su tabaski jotee dañ leen ñu bàyyi korite jotee ñu bàyyi événement bu am ci yooyu daal ONU da leen autorisé pour ñu dem ca. bañ ci demee nag loola am ca léegi ñu indi ko fii faj ko mais faj mi daal gis nañ ni kii mënatul jóg. d'après armée léegi nag après ñu yóbbu ko këram nee na nag moom kenn defalu ko dara démb bi mu koy wax ci rajo bi nee na daal armée dafa mel ni daal armée da koo abandonné ci ay waxam soo ko dégloo ni mu waxee askan wi li affaire bi nag metti sénégalais yëpp ñëpp di ko jooyal pour que ku ko mën a jàppale nga jàppale ko joxe nañ sax ay numéro téléphone yoo xam ne pour ku ko mën a jàppale après ñu def appel nag woo général bi woo armée pour que ñu dem assister ci ko su fekkee bu li waa ji wax am na Sénégal yi ànduñ ci rafetluwuñu ko ñaawluñu ko ab soldat bu doon demoon liggéeyi même su fekkee dafa demoon ci leneen loo xam ni bokkut ak affaire militaire dara mais nañ ko assister rek. léegi nag bi ñu paree ci loolu comme nit ñi koy waxee fii ci kër gi il faut ngay déglu ñaari parti parce que tout malade bi leen doon déglu ñun nag DIRPA defoon na communiqué mais daf ko bindoon en français mais ñun fii waa xalaas fexe nañ ba DIRPA wax. waa DIRPA nag colonel Diop ci boppam moo ko jiite déglu li mu wax. ñu ngi ko colonel Matar Diop moom mi nga xam ne moom la ñu dénk DIRPA moo colonel ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay sa mbokk auditeurs yëpp. waaw moo colonel lan nga ñu mën a expliquer ci kaawu soldat boobu nga xam ni nee na woon dafa defoon accident ci fële ci Mali est-ce que mën nga ñu revenir aatal ci affaire yi naka la def. d'abord damay masawu premier classe Cheikh Ndiaye parce que donc ñu ngi koy masawu di renouveler suñu solidarité ak moom parce que ci ñun la bokk. donc boo amee ku bokk ci sa famille dara dal ko lu munti am dafay métti. donc moom métti bi mu am la ñu am ñun tamit quoi. vidéo boobu mi mu def mu circuler mu indi émotion bu bari ci askan bi. loolu dafay wane quand même cofeel bi Sénégalais yi am seen armée. et que loolu bu amee daf leen di jaaxal. parce que loolu du xam ne loo xam ne dañ koy séntu ci armée sénégalaise. premier classe Cheikh Ndiaye dañ ko désigné mu dem Mali pour def mission. depuis quelques années am nañ contingent bu dem foofu. di jàppale waa Mali ak Nations Unies. te contingent bu daaw bi la nekkoon. mais maintenant li mu gaañoo ci opération yi. nekk woon patrouille wala liggéey militaire lu ñu mën a wax. li muy gaañoo dafa am tétraplégie. tétraplégie daal moom mooy koo xam ne dafa paralysé. parce que bi mu mbëkkee def na ay kii ci moelle épinière bi daal en tout cas paralysé na ci membre yi. te paralysie boo xam ne elle est définitive. kenn mënu koo faj. fu ñu ko mënti yóbbu kenn mënu ko faj parce que. voilà dafa paralysé donc médecin pendant 4 mois donc bi ñu ko téye stabiliser ko maintenant koo xam ne mënatuñ ko faj dañuy xool nu mu mën a demee këram ñu accompagner ko donc médecin yi génne ko
loolu ku mu munti ne aussi civil ak militaire keneen di si am di nga dem ci yenn kër yoo xam ne da nga fay fekk yenn malades yoo xam ne ils sont pris en charge à domicile. loolu mooy li hôpital def principal bi ñu ñëwee donc blessé nañu ñëw ñu ne kii dafa paralysé loo xam ne du wér donc ñu koy fay stabiliser ko après au bout de 4 mois ñu jël ko delloo ko famille am mais duñ ko delloo famille am aussi delloo ñu ko noonu dañ ko joxaale benn lit médicalisé électrique mu yóbbu ko këram donc hôpital foofu la yem. maintenant première chose bi quartier def mooy médicament yëpp yi muy def que loolu mutuelle dañu am benn organisation mutuelle donc boo amee grand blessé mutuelle daf ko jël en charge maanaam médicament yëpp suñu ne depuis bi mu génnee ba léegi donc ça veut dire que depuis médicament yi mu yor yëpp mutuelle moo koy fay xanaa lu mutuelle yëgul ensuite bu mu demee këram avant muy dem këram sax parce que ñun dañu am li ñuy wax direction de l'action sociale c'est-à-dire benn district boo xam ne benn colonel moo koy diriger kooku obligation la si moom mënul toog 1 mois te warul hôpitaux yëpp bu dara amee da ngay vérifier xam na nga def parce que quartier dafa ne loo xam ne dafa am importance ci dëkk bi quoi et puis l'armée sénégalaise quand même dafa ne quartier institution am dañ ko respecté bu déggee lenn da ngay jël sa micro nga ne waaw lii nu mu demee mais faut pas ngay verser dans l'émotionnel après daf wax loo xam ne amul te vérifier loo compliment quoi comme ni nga def loolu moom maa ngi ko rafetlu. waaw non dama lay wax rek Madial gisoo ci awoon 15 millions dina baax de. man de 15 millions yi xanaa ñu xool yi Crépin jox yi ma dégg ci site internet bi ñu ne moom la Crépin jox ci yoon murit en tout cas bu dee moo ko def. fële la defe naa te moom du julit est-ce que du dëkk boobu ne. waaw te moom du julit vraiment bu defee loolu. dina nekk lu rafet nag mais mbindum internet la de. waaw bu dee moo ko def. bu dee moo ko def loolu moom dina rafet loolu ay yëfi sëñ Bamba moom amul tànk ginnaaw moom tànk kanam rek baan. waaw dire pas pareegul wax na expliqué na affaire bi maanaam feebar ni mu def ba feebar bi dal ko. lan la ko kii defal. lan la ko. armée defal ñu déglu ko. moom dafa jàpp ne armée daf ko abandonné. non abandonné ko loolu laay wax. jox nañ ko ñaari chaise roulante. contrairement à li muy wax. am na ñaari chaise roulante. maa ngi photo yi fii ak vidéo yi benn bi mu ci tëdd. soutien de proximité bi war son chef d'état-major. parce que armée de l'heure la bokk kooku seeti na ko ak jabaram. ànd ak soxnam dem seeti ko hôpital. c'est un général vraiment nemmeeku nañ ko dimbali nañ ko ci mbirum xaalis maanaam daal fàttewuñ ko dafa ne position bu métti mu nga am peut-être kenn abandonné wu ko te du malgré lii mu am wax ñi yëpp du tax ñu abandonné ko parce que ci ñun la bokk te armée sénégalaise boo xoolee en Afrique ñun structure sociale bi ñu am ñu ko am bariwul xam ne yow da ngay dimbali ñeneen pas ñeneen askan wi tey boo demee HMO wala nga dem infirmerie bi nekk Kédougou wala bi ne Ourossogui boo xoolee jël ci consultant yi 80% ay civil lañu donc yow mënoo def loolu ba pare ku bokk ci yow di liggéey ak yow ba ndogal dal ko nga ne da nga koo abandonné donc abandonné wuñ ko te li ma wax ni yëpp mooy firndeel ne ko kenn mos koo abandonné naka nañu ak moom équipement yi war jox nañ ko jàppale bi war au plan financier CFM yëpp ñu ngi koy def te moom sax wax na ko nee na jot na ndimbal système nga defoon tabaski bi waxu ko wax na ko waaw koo fàtte kay doo ko jox ndimbal ci tabaski bi. ok d'accord léegi est-ce que mën nañu xaar tey jii armée jël ko évacuer ko génne ko Sénégal yóbbu ko ci dëkk tubaab bi pour ñu jéem ko sauver essayer xool ba xam dina mën a doxaat wala. mais wax nañ leen ne loolu kenn mënu ko faj. paralysie boo xam ne c'est irréversible. médicalement mënatul am dafa parce que bi mu mbëkkee dafa gaañu boo xam ne dafa paralysé. capitaine bi koy commandé mu ngi koy nemmeeku parce que deuxième fauteuil boobu sax ci capitaine boobu la jógee. waaw parce que maa ngi ko dégg mu naan am na officier bu ko jëndal fauteuil. waaw officier boobu ci benn camp la bokk et puis officier boobu am na fu mu jógee. donc moom par rapport li mu wax amul parce que mooy 2 fauteuils. mu ngi 2 fauteuils ñu ngi koy jënd ay garabam. ndimbal yi jóge ci quartier bi dem ci ñëpp mu ngi dem ci moom. plus li ko semer di jox. yoo xam ne aussi jarul ñu ciy àgg. comme ni ma waxee rek nit mën na nekk ci détresse wala peut-être aussi moom muy mbébét leneen. muy mbébét leneen nag loolu moom beneen kii la. waaye li nga xam ne yëpp. yelleefam la ak àqam quartier dina ko jox mais nag aussi il faut pas mu fàttee blessure am fu mu jógee blessure boo xam ne opération la kenn commandé ko du service commandé moom moo xool ba mu neex ko mu dem def coobeel boppam loo xam ne moo ko gaañ mais nag li ci ëpp solo mooy que yërmande lañ ak solidarité la ñuy doxal mais est-ce que ONU dugal na ci loxoom ONU dugal na ci loxoom parce que évacué na ko mais ONU indemnisé wu ko parce que faj donc foo ko mun ci yóbbu aussi mun ñu ko faj te mun ñu ko appareiller loolu ñu wax un malade grabataire métti na nag trop métti na ndogal la ñu koy masawu vraiment Cheikh vraiment yéenawuñ kenn loolu
loo xam ne aussi koo xam ne surtout koo xam ne si ñun la bokk. donc évacuation mënul nekk parce que amul benn njariñ parce que mënatul wér. Ndiaye mi ngi noonu. ginnaaw ñun suñ dégloo fee dañuy déglu fii te terewul tout le temps ñu ngi masawu malade bi tamit di remercier waa DIRPA parce que tout le temps ñun suñu liggéey def ñoo wax ni man ne day leen dem à la source. waaw source yi sax am na yeneen yu ñu may yoo xam ni sunu éthique ak déontologie moo ñu mayul ñu publier ko. ak du may l'armée. ah. dara ak. du may l'armée. déedéet du duma sax non du duma xam nga tey jii. wax ko fi seet. ay preuve la yu ban am non ay preuve xam nga tey jii c'est que lu mu doon rek da nga koy gas ay preuve c'est que da ngay am ay preuve yoo xam ne sax soo ko publier. du arranger ki tëdd feebar. du ko arranger parce que ay preuve la. donc li ñuy wax man loolu lépp nag intéressé wu ma. la waa ji wax malade bi intéressé wu ma. lii waa armée wax intéressé wu ma li ma intéressé mooy képp koo xam ne mën ngaa dimbali malade bii. nga def ko rek te yàlla rek tax. autorité armée yi nga xam ne yàlla may na leen ni koppar nañu jéem a sax xool tamit def dara gën koo jàppale kilifa yi ne ci dëkk bi te yàlla may leen wërsëg ñu gën a jàppale malade boobu noonu bu baax a baax a baax. Sénégalais yi ak fu ñu mën ci nekk ci Sénégal ñu dem jàppale ji malade boobu nekk Kër Massar numéro bi xaw ma nan këruwuma ko sax mais dinañ ko joxe pour que ku ko mën a jàppale nga yónnee ko fa xaalis seeti ko. waa armée nag waa ji armée bu leen fàtte ni militaire la ba léegi même su fekkee dafa tëdd feebar. dara mënu ko yëkkati foofu yóbbu ko te armée àndu ci te armée ci boppam waa DIRPA ñoo ni dafa paralysé te kenn mënutu ko faj donc ñun te DIRPA du kaddu gu ndaw kaddu général bi la kaddu armée nationale donc loolu leen indi li doon ci dossier man déjà boo nekkoon sama fans dama lay tàccu. waaw su ma la faawoon. baan man day xëy di ma gën a bett. waaw parce que. waaw ci sama xam-xam bu gàtt. c'est la première fois ma gis lu mel nii am. armée intervenir ci nii. joxe seen version. armée voilà seen wax dafa yombul. très bien moom ça va la grande muette moom yàgg nañ ko dégg. donc bu ñu defee lii. jaare ko ci yow. te sénégalais soxla woon ko. baax na. waaw Sénégal soxla te dafay faral di baax xam nga lu tax. mooy booy soñu nit ñi pour ñuy engagé wu ci armée bi. di taxawal seenum réew. nit ñëw ne la armée laa nekkoon am tolof-tolof ñu seetaan ma day baax ñoom waa armée. ñu leeral ñi fi demee. dina tax jeune bi bëgg a engagé wu doon soldat. courage am dara du ci wàññeeku. engagement am dara du ci wàññeeku. mais tey booy wax naan soldats yi dañuy dem après bu nekk ci problème ñu seetaan leen nga génn ci kenn ku ne dañ koo seetaan. te ñoom waxuñu ëllëg si biir koo ne kay engagé wu mu bañ. te réew mu ne da ngaa soxlay soldat. donc lii moom lu rafet la. xëy na nag waxin wi dëgër na. parce que boo nee jàkk nit ne ko mënoo wér loolu moom neexut a dégg. même ñoom suñ ko xamee. waruñu di ko wax. parce que ki tëdd lalu hôpital. wér la bëgg nga ne ko mënoo wér. kooku moom yokk nga ko wopp. mais moom mbiri soldat la ñoom kenn voilà du am lu ñu leen di critiquer. li ci des nag mooy. mission. ñoo ko formé. tàggat ko. équipé ko. envoyé ko. donc kon lu ko mënti dal waroon nañ koo taxaw ba du yegg ci rajo. donc yooyu la. man jàngat yooyu laa ci am. léegi nag moom na jàpp ne donte ki wax nee na mënut a wér. wér ak wopp ak dee yàllaa ko yor. ay mbokkam nañu ko jàppale. sénégalais yi continuer di ko jàppale. ñoom armée ñu continuer di ko jàppale. parce que nag seen njëriñ a ngi ci de. waaw. la ko tax a daanoo fa mu demoon nag yooyu yépp comme li nga wax sànq. guddal jël la jarul di fàttali. jaru ko de. parce que tey boo gisee koo xamante ne ji maanaam dafa daanu ci luñ ko maanaam dafa amee feebar ci lu ko armée santul. mu sonn. gis nga koo xamante ne ji la ko dal armée ko yóbbee. terewul mi ngi sonn. donc kon amul. voilà waruñu am distinction lié ko lottalu ko. jaajëf bon man daal loolu laa ci xam. ñu jël dit wér les problèmes de l'armée doit rester dans l'armée. Ndiaye xam nga bijouterie baax yaay. dégg naa ko de. ñooy def bës jamono ñi déglul femme yi. di wax nag ak naqar ak xol bu jeex ak bettaange tamit lu ñu yaakaarul woon ci fi ñu doon bàyyi suñu xaalis moo ñu fa dal ñuy teel a jóg di guddee wàcc di dundee nag ñàkk kase amoon nag benn bijouterie bu nekk Pikine fa ñu dëkk fa ñu juddoo ñu koy séqal ak ñoo xam ne nag ñoo juddoondoo ñoo màggandoo nekku ji demuñu woon ci ay inconnu ci ñu xam lañ demoon di fa dépôt bisu bu ñu am ñooñu ko jaay muy bijouterie baax yaay ñu koy wax bijouterie bas jànq mu ngi fa tegoon nag xale bu góor bu tudd Mor Samb Gueye moo fa nekkoon di ñu jaay ñun borom bijouterie bi sax xamuñu ko Mor lañu xamoon Mor moo ñu doon jaay waaye rek moo amee ak Mor problème
ñun xamuñu seen problème ak Mor ñoom ñu ngi ci seen justice waaye suñu facture yi ñu fa amoon def suñu dépôt suñu xaalis nekk fa loolu lañ ñu leeralul te heure bu ñu demee mënuñ li ngeen ñu jox li ngeen fi joxe nekkul si ñun ci loxo Mor da nekk. da nga faraan jënd ay bijoux ba benn moment lii dal la wala na yaa ngi fa doon soog a dem. dañ fay jënd ma fay jënd ay bijoux bientôt 5 ans ngi nii ci bijouterie bi ma fay jëndee ay bijoux yi bu ma am te mosu ko fa am problème depuis mu jàpp ko xale bu góor bi am problème te ñu lekk suñu xaalis yëpp téye ko ñun suñu xaalis xale bu góor bi moo ko lekk xale bu góor bi moo ko lekk nag ñun xale bu góor bi su ko lekkee te xale bu góor bi mu teg ci yoon tëj ko ñun suñu xaalis moom nañ ko jox ñun soxlawuñ suñu xaalis sax ñun bijoux lañ soxla ku ci ne na la nga fa am na ne lii nga bëgg ak lu fa dese nga joxe ko jël sa biisu ñun loolu rek la ñu toxal ñun indiwuñu ñun demuñu ci ay justice demuñu ci lenn ñun suñu xaalis dañuy soxla te nag bu dee doole la ñuy jaay ñun ñu ngi toog ànd ak suñu borom ànd ak yàlla teg lépp nag ci loxo suñu borom nañ jox na suñu xaalis ngir Rasulillah ngir jëmmi yàlla suñu borom. yéen da ngeen daan dafa bàyyi seen xaalis boobu mat ngeen jël seen or. ñun dañuy def dépôt ñun tey suñuy lim fa la ñuy fanaan du ñun dong am na Amérique waa France waa Italie waa Sénégal jaay ko tu jën yi ñun ñi nga xam ne dañuy wàcc gont 4 heures wàcc 1 heure du matin nekk ci tali bi ba xaaju guddi ñun ñëpp ay liggéeykat lañ defal suñu dépôt yoruñu nag global dañuy def bu ñu yoree suñu 100 000 francs yóbbu bu ñu teggee suñu natt bu am doole jël suñu 300 000 dem yóbbu fa du xaar ba mu mat xanaa ñun ñoo ko wóolu xanaa ñun ñoo bëgg mu avancé ñun moom war naa doxal ni ay jigéen la am moom xanaa amul ay jigéen xanaa amul ay rakk ndax ñun sonn nañ man pour l'instant ma fa am 400 000 francs dépôt nag ma fa defoon teg ko ci loxo muy 50 000 francs négocié naa ak moom ba jësoon 50 000 francs yooyu sama facture bi nag sama 400 000 francs moo fa nekk te du ca bijouterie ba may ma ko na saraxuma ko nu may def nag ba jot ci laay wut ndax ñun suñu xaalis ca bijouterie ba la dugg la mu am ak nag problème bi mu am ak Mor ba tëj ko loolu mook Mor la ñun nag suñu xaalis mu ngi ca bijouterie ba nañ jox suñu xaalis rek nga jëmee Rasulillah. soxna si aussi si nga bokk ñaata nga fa déposé. man déposé naa fa 600 000 francs laa fa déposé. lii ma takk yépp ci moom laa ko jëndee même facture lañ doon am. ki ñu doon seqal tamit ñun xëy na xamuñu borom place bi mais kañ doon seqal la ñu xam comme kañ doon seqal la ñu xam moom bu amee kañ doon seqal problème mais ñun génnuñu ci mbedd mi fekk kuy jaay café ñu jox la suñu xaalis wala ñu ne kële day jaay or ñu jox la. dañoo dox ba ci biir place bi ñu accueillir ñu accueil bu baax. ñu yàgg fa jënd or nag ndax jënduñu fa tey jënduñu fa démb te jënduñu fa bërki démb kon nag li ñu soxla moom mooy suñu xaalis ñuy ñaan aussi justice ñëw dugal ci loxoom ndax lii dafa neexul ndax mënoo yow ngay dajale sa fukk ak sa toog fee borom juróom-ñeenti millions yow nga am benn million borom juróom-ñeenti millions ñëw jël sa benn muy fukk te kenn du ci wax ñun loolu la ñu bëgg réew mi loolu dañ fi doole moo fi mën dëgg boo amee dëgg doo dem boo amee doole nag ñu yëkkati la teg la ci kaw dootuñu seetati dëgg xaalis bi rek la ñuy seet booy dem di déposer sa ay plainte ak yooyu sax dañ lay xamal ne la waa ji dafa am doole mais doole moom mooy la doole mën dëgg. bëgguma koy tooñ jigéen nag moom lu jëm ci xale ak ay jigéen moom kenn waru leen def lu leen métti nañ leen lijjanti gérer leen ay ñii boo xoolee li ñu wax nii xam ne ay liggéeykat lañu amuñu ay moyens. waaw di dem di teg par benn pour mu mat dara ñu am seeni or. borom atelier bi borom baax yaay man mii woo naa ko téléphone. expliqué ko lii. mu ne amul lum ci wax parce que du moom joxuñu ko seen xaalis. mais tamit tey xale jigéen ñi ca mbaaram ma la ñuy dem. Mouhamed Ndiaye nga fa abaay borom mbaar mi xaalis bi ci boppam Mouhamed Ndiaye lañ ko jox Mouhamed Ndiaye defaral la facture mbaar mi nga fay. ñu dugal nga téye sa xaalis mu abaa ngi toog Mouhamed Ndiaye di encaisser xaalis bi léegi nag Mouhamed borom mbaar mi ci boppam bi affaire bi explosé dafa porter plainte Mouhamed Ndiaye mi ko doon. encaisser affaire ñu jàpp ko tëj. mooy Mor mi ñuy wax. nii léegi nag moom mu borom mbaar mi ci boppam dafa bëgg dégager wu responsabilité abaa su nekkee fii di encaisser xaalisu publicité RFM yi te publicité jàllul léegi borom publicité yi ñëw ni ko yow suñu xaalis te yow abaa ngi leen doon jox facture RFM su gars yi di porter plainte RFM la ñuy porter plainte même bu dee RFM mënul fay na wax ak ñoom wax ju neex. voilà ñu topp ci ginnaaw di ko lijjanti nànk-nànk ñii nga avance leen ñii nga xool noo ko gérer. waaw mais dafa bëgg a dégager responsabilité te xam naa su subaa dinañ ko yeggale jigéen ñi wax dañoo bari de njaay. est-ce que Kumba bokk ci sax. Kumba mais yow lan moo tax yow nga doo may ki jàmm. non moom sax maa may jàmm. mais mayal ki jàmm. liste màggal lañ jëm weeru safar lañ ne mayal ki jàmm. liste bi ku baaga ca.
président de la République représentant ci côté Robe Colobane ak Sandaga résidence Victor Hugo président de la République yaa ngi ci palais de la République résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama ne waxoon naa yàgg tudde mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñoom fi ñëwaat nu xaaran ba xam kii woote bëgg jot président de la République kooku kan la waroon ak fan lay woote salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def. sant yàlla bu yor ko. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. sant baax kay. man la Adja Rayana Diouf. yow la Adja. Rayana Diouf. Rayana Diouf. waaw. Adja Rayana lu waral sa woote ci biir palais bi ci waxtu wi. man daal li waral sama jiitu réew mi daal laa bëggoon a waxal. dafa génn nag. ana Marème nekkul foofa. Marème it dafa jàpp. kon ku ma mën a jox ku ma mën a jox. man mii la wuyu nii da yaay booy. waaw loolooy sama liggéey. xam nga daal li ma la mën a wax mooy. waaw. góor ña ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña. waaw. ndax bu ñu demee ba nga xamante ni góor ñi. yaay booy yokk ci caapa ñaamaa cus. kon caapa ñaamaa kus. waaw jërëjëf ba nga ma ko yokkalee. waaw li ma la mën a wax daal mooy ko góor ñi ci góor ñi jigéen ci jigéen ña taw dox dëgg yàlla bu ñu demee ba fekk góor sol caayaam. waaw sol suwet maam. waaw yor cin. yor mbana. la jigéen ñee def mu dàq leen ko. kon jigéen ñi togg fan lañ jëm. ana lu ñuy def noonu. màggal Tuubaa gi musaana yegg si. ñun yaay toggkat lañu. waaw dañuy dem ci kër yi di togg ñu duñu fay. waaye góor ñi nangu nañ ko ci ñun. góor ñi du nee nañ jigéen ñi dañoo yéex dañuy ne ca waañoo di waxtaan ak a jëw rek. waaye loolu fan la musaana yàq. looloo waral góor ñi ne ñoom ñooy takk dugg ci waañ def ko yu góor. waaye lu yàq réew mi. waaw lu yàq réew mi. waaw mooy que nit ki boo nekk ci liggéey nga bokk ko nit. waaw na ngay fexe ba yàqalee keneen ka rek ngay wut. kon góor ñi dañ leen di yàqal yéen ci dañuy yàqal kay ndax bu nu mënee tudd nangu suñu liggéey ba pare toog duñu wax duñu collègue mu def naan danoo yeex ak danoo def yooyu. loolu baaxul di doom. jigéen ñi dañ naan jigéen ñi bu ñu nekkee ci waañ wi moom bu ñu waree yàq midi. waxul wala yàq di 16h. am na ko naan waxul lu am de waxul am. te gan ñi yàq togg gi dee war waaye di gaaw ni mën di xéwalu. waaw ko dama ne. waaw dama ne. waaw togg kat ak góor kañ la daan am. waaw yaa loolu guddi laaj. doom ba nga juddoogu léegi ñen ñoo daan togg. jigéen ñi. sa ngénte ñen ñoo ko togg. jigéen ñi. sama ngénte ñu ko togg. xaw ma ko de. ak ñeneen ak ñeneen ngeen ñoo togg ngeen ngénte. xaw ma ko de. kon góor ñi kañ lañ commencé togg. naa xalaa métti mu ne ñu jëm cee dugg. yow daal li la déranger mooy màggal gi daal góor ñi dañ leen a war a bàyyee waañ wi. dañ ñoo war a bàyyee waañ wi. ña dul foog te du góor na séddale boisson. séddale ay si. loolu la nga xam ne wala takk baas. wala jàngal xuraan wala ñu wàccee kaamil. da bàyyi nga ci togg gi ñun ñu jëfandikoo kenn ku nekk la ngay barkeeloo. est-ce que yaakaaroon ni du xéwalu sëñ bee yaatu ba kenn ku ne war cee mën a barkeel. loolu kenn weddiwu ko. waaw mi ngi waaye nag kenn warta jël pefet. waaw. xéwalu sëñ bi kenn ku ci nekk na jël branche boobu moom. ñoom buñ jëlee branche boobu ñu ngi koy liggéeyal sëñ bi. kon maanaam ñun togg gi ñu togg ñun soxna si. waaw li ngay wax noonu léegi président moom lu ci yoonam. président daal dama ko bëgg a woo Aly Ngouille Ndiaye ne ko gannaaw si tey góor gi mu gisatu mu yor ci noir wala mu tiim bana danañ ko defeere. waaw. waaye léegi nag jigéen ñi togg gu yéex ñoom. jigéen ñi togg ñu wax leen ñu nañuy gaawal seen loxo. waaye nag togg gu la gën a yàgg naa sax. waaw. waaye xam nga li waral yéex togg gi. yàgg ba pare ñu yàq ko mu sax xam nga lu waral togg gi yéex. yenn saa yi nag gars yi seen dépense yi yéex de. waaw loolu la de. soxna si wéy ba. dépense da nga koy jox ma fanaanal ko. soxna si. waaw. Touba seen dépense yoxul léegi jàppal ne votre correspondant ne peut être joint pour le moment. veuillez appeler ultérieurement. ñàkk nga gerte de.